Sud FM xibaar yi. mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan benn waxtu bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. 26 septembre la woon mooy suuxuk bato la Joola tey jii nag ni koy daal di nag fàttaliko bato boobu doon ndax amal navette bi diggante Casamance ak Ndakaaru bato la Joola ci wax yi mu daal di fay nag yóbbaale lu war a toll ci ñaari junni ci ay nag nit fukk ak juróom-ñetti at ci ginnaaw gi ñu koy daal di nag fàttali ñi nga xam ne nag ñoo ci amee way loraange rawatina ñu ci daal di doon jirim di méttit lu yëf yi ba jamono jile ak la ñuy daal di sàkku di wàllu nag justice ñu daal di fàttali ni sax njiitu réew mi daal nay génn ab bataaxal ci Twitter am ngir daal di addu rek jëme ci massawu leen waaye itam mémorial bi aju ci wàllu nag musée bu Joola googu ngir ñu daal di koy nag amal dinañ ci daal di nag jukki ministre bi ñu dénk nag forces armées tey jii sax xew-xew gi teewee na ko foofee ca Ziguinchor ci biir xibaar yi dinañ ci jokkoo jeeg benn Michel Kanfoudi dinañu desandeek anniversaire googule ba tey ak lañ cey daal di nag laaj jamono ji itam ba mooy rek ñu daal di fexe ba génne li des nag ci bateau boobule mbir moomee nag ñuy daal di sàkku jàpp ne dina mën a tax am leçon yu bari yiñ ca daal di nag tiré fële nag ca Mbour ci wetu nag wax yi ba tey foofee wàllu érosion côtière bi faral di yóbbu suuf si moo tax nag barab yi ci mel ni Pointe Sarène Nianing ba ci Warang nekk ci jafe-jafe ndax boo mooy nag seen suuf ñu daal di koy nag ñàkk dinañ ci jokko jekk Moustapha Sall situation bés bi ci wàllu mbas mi fanweeri nit ñi daal di amee feebar bi ñu bees daal di koy wàllante ñaari nit faatu diggante démb ak tey ji ci samedi bi ministère santé daal di nay amal situation bés bi dinañ ci daal di teewlu docteur Mamadou Ndiaye dinañ ci toftal yeneen i xibaar laataa ñuy dalal ganu bés bi buñ ca noppee revue de presse beeg Alaaji Malick Ndiaye Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay doon. Adama Ndione. ci kàddu gi niñ leen ko waxee ci bopp xibaar yi ñaar fukki fan ak juróom benn weeru septembre 2002 la woon mooy nag bateau la Joola doon nag suux diggante Casamance ak Ndakaaru mu daan faral nag di def ci waaxu Gambie nag la daal di nag des yóbbaale fa lu war a toll ci ñaari junni ci ay nit fukk ak juróom-ñetti at ci ginnaaw gi ñu koy daal di nag fàttaliku ñi di orphelin yi di jirim yi ca daal di bàyyeekoo ñoom ba tey daal mbir moomee mu ngi daal di des seen nag xol ba jamono ji la ñuy daal di sàkku ci temuk ren gi mooy ñu daal di fexe génne bateau boobu ñu ngay sàkku itam mbir mi ñu daal di koy nag leeral ndax ci wàllu yoon am na la ca daal di nag des ñu daal di nag fàttali ba tey ne Sénégal classé woon na mbir moomee France itam amoon ci wàllu nag non lieu amatul kenn kañ cey daal di nag topp njiitu réew mi tey ji ci bataaxal ba mu fësal nag ci page Twitter am di daal di massawu di sargal itam ñi nga xam ne nag ñooy amee ay jafe-jafe wala ñoo am ñuy ñàkk ci le Joola googule leneen li ci daal li mu ci daal di nag dolli mooy rek fexe ba daal di samp li nga xam ne nag mooy wàllu musée mémorial bi nga xam ne nag moom la ñuy jagleel ñii daal di nag rot ci bateau la Joola nga xam ne nag victimes yi yëpp dañ leen koy daal di jébbal ca Ziguinchor sax jamono ji ñuy daal di nag amal li nga xam ne mooy xew-xew googu ci teewaayu ministre bi ñu dénk wàllu forces armées cérémonie officielle boobu ñu koy daal di nag amal thème ba ñu daal di nag jël mooy renflouement bi ci wàllu bateau bi xew-xew gi itam ba tey amul benn xeetu nag xumbute fi ñu koy amal ni ñu ko daan amalee at yu passé foofa ca Kanteen ak port bu Ziguinchor la ñu daal di jël ngir daal di nag mandargal bés bi Ziguinchor benn Michel Kanfoudi. émotion amoon na ci commémoration fukk ak juróom-ñetteelu anniversaire u naufrage u bateau le Joola njiitu orphelin nga xam ni yëkkati woon na kàddu ci cérémonie officielle bi nag amoon na ay jafe-jafe ngir jekkali discours am. moom moomi la nag daal dinay fësalaat mbébétu njabooti ñi nga xam ni ñoo des ci bateau bi mbébét boobile di renflouement wu bateau bi. Le résultat du diagnostic général des orphelins met en exigence un point essentiel, à savoir le refoulement de l'épave, thème de ces 18e commémorations que nous, orphelins, avons choisi. Nous continuons à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec nos parents entrelacés dans le Joola au fond des abysses. C'est un douloureux cri de cœur que nous lançons à votre endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall,
pour vous demander dans le cadre d'une démarche utilitaire de ne pas abandonner nos chers parents au fond de l'océan glacial. Quand vous en avez la possibilité et la volonté. renflouement boobu la nag jëwriñ ju ñu denk wàllu l'armée bi daf ko daal di effleurer rek moom nag ci lu mu gën a wax mooy projet mémorial musée wu bateau le Joola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Joola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial bateau le Joola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. bésub fàttali boobu la nag amuloon askan wu takku wu ñëwoon ci cimetière bu Kantène foofii nga xam ni prières yi kii di évêque bu Ziguinchor ak représentant wu imam ratib ñoo ko dirigé naka noonu yi tamit ca port bu Ziguinchor foofii nga xam ni foofu la ñu defee cérémonie officielle bi ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel ñu daal di desandi nag ci anniversaire u suufuk le Joola googu ak fexe ba daal di génne li des ci nag bateau bi waaye itam musée bi nga xam ne nag mémorial bi nga xam ne nag moom la ñu war rek daal di samp yooyu mooy doléance yi gën a fës nag ci la ñuy daal di nag laaj ndax jàpp nañ ne dina mën a tax conséquence su mbir yi jeexital yi ñu mën ci amal ab jàngat li aju nag ci diggé bi njiit réew mi daal di nag def ci wàllu mémorial boobule. Ki nga xam ne bokk na ci membre comité initiative bi bëgg a taxawal mémorial bi di Chamsidine Aïdara nee na daal ba jamono ji daal ñu ngi ne tekk rek di xaar seen xel taxu koo daal ñu déglu ko ak Aïssatou Gueye Ba. mais ñun dañ ko wax juste pour parce que du suñu aada du suñu cosaan nga am say mbokk yoo xam ne gaañu nañ nga bàyyi leen rek nga ne dee nañ jeex nañ nga bàyyi leen fu ñu nekk da ngay suul say néew nga mën a di leen dem di ziar ji nga mën a di leen ñaanal loolu bokk na ci loo xam ne suñu aada la suñu cosaan la mais tamit génnee bateau bi am na solo loolu ci wàllum fàttali nit ñi la Joola ci warum jàngal suñu ndaw yi tey jii amoon na loo xam ne xewoon na fi lu di loolu loo xam ne am na lu bëri lu ko waraloon te bokk na ci li ko waraloon suñu comportement yoo xam ne ba tey jii soppiwuñu jikko ñu ngi koy gis société bi ñu war leen jàngal lii mooy conséquence u yenn doxalin yi ñu jàngal leen ne soo leen moytuwul de su ñuy def lii ak lii ak lii mën na jur lu mel ni la Joola donc loolu dañ ko war a jël ku tabax société boo xam ne drame yu mel ni la Joola du mun a amati ci dëkk bu mel ni Sénégal man de mbirum mémorial bi su ma ko gisee ci samay bëri la sama xel di dal ci mbir moomu ndax gisoon nañ ci waxu place du souvenir gis nañ ne boobu sax dem nañ ba tabax ko wante finalement buñ ko tabaxee luñ ci waxoon ak luñ ci diggee woon dafa ute parce que dañu waxoon ne pour mémorial bi la pour place souvenir pour Joola wante dañ ko mujjee jël soppali ko ci leneen mémorial Ziguinchor bi ñu ngi fiy waxoon nañ ne travaux yi dina commencer en décembre 2018 dem naa ne léegi ñu ngi 2020 te ba tey commencé guñ ko donc loolu yëpp darul xel waxati nañ ne dinañ ko commencer dinañ ko door ñi ngi xaar mais ñun daal ñi ngi xaar mémorial bi ñu tabax ko Ziguinchor ñu tabax ko fii nii ci Dakar te ñi ngi leen di xaar tamit ci yeneen point yoo xam ne boobu ba tey kenn waxu ci muy wàllum yoon nga xam ne yoon waroon na ko àtte mu doon gàcce bu mag ci Sénégal yoon àttewul la Joola 18 ans après wàllum orphelin yi ñu waroon jël ñoom ñëpp en charge ñu dem teppiti une minorité bu paree prise en charge bi bon 18 ans lay jeex mu doon wàllum def du 26 septembre une journée nationale du souvenir donc loolu baax na ci société bi ñu fàttelu la Joola parce que daa bokk suñu histoire. ci la ñuy daal di desandi wàllu nag géej gi ak suufu géej bi ñuy faral di tibb ca barab ya fare Malicounda tax na nag dëkk yooyu di Saareen Nianing ak Warang ñu daal di nag menacé wu boo moytuwul érosion côtière bi dina ko daal di nag yóbbu nappkat yi fare nag ci diwaan yooyu di daal di nag yuuxu di artu ndax gis nañ ne jeexital yi mën na bon lool ci ñoom Buur Moustapha Sall. géej gi de mi ngi commencé nangu tefesu dëkk yu mel ne Pointe Sarène Nianing Warang ak yeneen yi ñu dendal li ko waral nag mooy suuf si nga xamante ne ñu ngi koy tëbb ci seen waax yooyu lee ngir di ko yóbbu ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def ngir rek daal di delloo gannaaw géej gi nekk ci diwaanu Saly Portudal nappkat yi nga xamante nag ñoo nekk ci dëkk yooyu ñu lim ñoom nag ña ngay yuuxu ne bu ñu deful ndànk ne daal ñàkk ñoom seenub liggéey
ak seeni dëkkuwaay yi. maa ngi tudd Ndiol Ngom dëkk Pointe Sarène nekk trésorier général quai de pêche Pointe Sarène. njàqare bi ñu ci am nag mooy tiit ne suñ tibbee foofu suuf si mën na indi loraange ci village yooyu nga xam ne ñoo wër Pointe Sarène Nianing Mbaling Mbour même ba Joal am nañ njàqare ñun pêche lañ am amuñu leneen loolu lañu yaakaar géej lañu yaakaar loolu moom du sax ñun ñëpp xam nañ géej gis nga même su dul li muy def ci géej sax gis nga soo jëlee fenn ci géej nga am foo xam ne da nga fa def suuf wala ay xeer ki ko féete booru tànk ñun ay mool lañ booru tànk toujours da koy impacté loolu moom du loo xam ne ñun lu ñuy wax la mais ñoom experts yi sax xam nañu. nappkat yi nga xamante ni ñoom nee ñu kenn mësuleen a boole ci waxtaan wi lee ñoom daal ñu ngay indi ay saafara ngir ñu daal di bañ a yàq seenub liggéey ngir suuf soosu ñuy tibb ci seen i waax ñu daal di koy bàyyi. impliqué wuñ ñu ci ñu ngi koy defee ci façade maritime bi nekk CLPA si le sud CLPA boobu dafa regroupé 5 dëkk muy Nianing Mbaling Warang Pointe Sarène ak Mbodiène suñ ñëwee dine dañuy tibb suuf pour yóbbu ko Saly war a ñëw waxtaan ak waxtaan yoon ñun c'est la première fois ñu teew ci réunion bu mel nii tey mais ñun Pointe Sarène ak ñi ñu wër mosuñ ñu woo mais ñu bàyyi tibb suuf bi ci géej gi dem caajaay nga xam ne defoon nañ étude bi ba jàpp ne foofu baax na mais ñu dem tibb fa suuf parce que camion xeer yi bu mën a jóge Diass dem Saly lu tax camion suuf yi mënul jóge caajaay dem Saly lan mooy différence yóbbu xeer yi Saly ak jëlee suuf si caajaay yóbbu ko Saly lan mooy différence bi ñun suñu wax mooy ñu bàyyi suuf si ñuy tibb biir géej te dem dellu caajaay ñu xam ne impact yi muy def ñu bàyyi ko xel. am ndaje mu yaa nag la ñu amaloon mu ëmb ñëpp ñu nga xamante ne defaraat plage yu Saly yooyu soxal na leen waaye nag boo deful ndànk plage yu Saly yooyu lay ñuy defar dana indi yeneen njombe ci yeneen i plage yu nekk fii ci diwaanu Mbour mu mel ne saafara ju jur jàngoro lay doon. Moustapha Sall Mbour Sud FM. ci la ñuy daal di tàbbi Moustapha ci li aju nag situation bés bi ci wàllu mbas mi fanweer ci ay nit ñi ko daal di am ñu bees ñaari nit faatu diggante démb ak tey ministère santé daal di nag kay fasal yooyu li xibaar nee na am na fukk ak juróom ci ay cas grave yi ñu nekk service réanimation jamono jile téeméer ak fukk ak juróom-ñetti nit daanaka daan nañ leen faj ba ñu daal di nag wër xayma ba ñu def nag ba mbas mi juuxee ak léegi mooy fukk ak ñeent kon ci ay junni yu tegal téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent docteur El Hadji Mamadou Ndiaye dellu si situation bés bi ñu déglu ko. ci junni ak téeméer ak ñeent fukk ak benn test yi ñu jot a def am nañ ci fanweer ñu positif ci fanweer yooyu am nañ ci juróom-ñeent cas contact mooy ñi am ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi am nañ ci ñett cas yu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak juróom-ñett ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Mariste am na ci ñaar Dakar Plateau am benn Jëppal am benn Kaolack am benn Kébémer am benn Kër Ndiaylo am benn Xombol am benn Nord Foire am benn Ouest Foire am benn Pikine am benn Point E am benn Rufisque am benn Sokone benn Tambacounda benn Thiès benn Yoff benn ak zone de captage tamit am na benn téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukk ak juróom ñu ngi ci réanimation ñaar a ñàkk seen bakkan bu su démb ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak juróom-benn ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur. ñu daal di desandi ak wàllu mbas mi xeex coronavirus boobu juróom-ñaari weer gannaaw ba mu juuxee nag ci mim réew fan la ñu daal di toll ci engagement bi nga xam ne nag wàllu gox-goxaan yi ñu ngi ci doon yëngatu ngir daal di koy xeex initiative citoyenne yi nga xam ne nag daan nañ ko rek def ci biir réew mi mbir moom mu nekk actualité tax ñu daal di ci samp am laaj tontu geek aji Fatou Bari. bi mbas mi di gën a tar ci réew mi gisoon nañ ne daanaka initiative citoyenne yi fépp lañ ko doon séenee fu mel ni ca Mbao ak zone 14 bu Kër Mbay Fall bi. ñun on s'était organisé en comité d'alerte et de veille. wala sax ci Colobane ak plateforme force Covid-19 bi. créé depuis mars
def ay actions citoyennes des actions humanitaires au niveau de notre population. waaye daanaka juróom-ñaari weer ba mbas mi duggee ci réew mi ba léegi ñuy laaj ba xam ndax nit ñi engouement boobu ñu amoon ci xeex feebar bi mu ngi am bu ñu gisee ne ñenn ñi ñu ngi commencé bàyyi seen loxo. Adjuma Ndiaye jiite zone 14 bu Kër Mbay Fall bu ODCAV bu Pikine di wax ne xeex bi mu ngi tar ba léegi. Le 5 bi passé on a eu la chance la zone 14 en tout cas de Mbao ak waa zone 15 ñu recevoir le lancement officiel des ESC mooy équipe de sensibilisation communautaire pour gën a ñoŋal xeex bi. Colobane itam mel na ni xalaatuñu wàccee seeni loxo bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ibrahima Sarr mi coordonnateur plateforme boobule. jeudi passé rek dañu mujjee terminer suñu action yi ñu def au niveau du marché de Colobane. maanaam bi ñu xaymaa si nombre de masques bi ñu distribué tey jii yegg na d'une valeur de 8 000 à 9 000 masques. ay xew-xew diine di nekk ci suñu kanam rawatina màggal bi waral ba sax kii di Adjuma Ndiaye di fàttali nit yi ne fi mu toll nii waratuñoo nelaw ba yandoor. dugg ci daara yi dugg ci garage yi dugg ci population yi wax ak ñoom ne leen gaa affaire bi wàññeeku na mais quand même mbas baa ngi fi ba tey. booloo ngir xeex mbas mi bi ñu ko defee léegi gis nañ ne résultat yi mi ngi commencé dal xel ndaxte ñi ñu doon gis ñuy feebar mi ngi daal di wàññeeku ci ayu bés yi ñuy génn bu ñu bëggee nag situation bi daal di continuer nii ba ñu mën a xeex ak mbas mi ba mu jóge fii faaw ñëpp wéy di ci dugal seen loxo rawatina ñi nga xam te ne ñoom la ñuy woowee ay acteurs communautaires. acteurs communautaires yooyu ba tey ci wàllu tàggat yaram bi ñu gis ne nag lu aju ci activité yooyu amul wàllu nawetaan la ko waral mooy Covid boobule ñu daal di ajandiko nawetaan yi mouvement yi nga xam ne nag dañuy faral di ëmb ndaw yi ci quartier gi ni jamono ji nag ci vacances yi ñu daal di ci nag nemmeeku lu bari ci nag xeetu absence yi seen nag l'activité yooyu le ñuy wut nag leneen li nga xam ne moom lañ koy daal di nag wutale sosetkat yi ay ndaw yu namm nawetaan ñoo nekk di jàll ay vacances yu wéet lool yooye nawetaan nga xamante ni dañ si daan gis seen bopp ginnaaw bu ñu jàngee ba tollu ci jamono wu bër waaye fi mu ne ni indi na ab vide bu rëy a rëy ci seeni activité nawetaan daf ñu manqué trop ci comme vous le savez nawetaan dafa doon loo xam ne dafa doon réconcilier quartier yi di générer sax benn économie si biir quartier yi di gën a lien di defar yenn yi et ren avec période Covid bii nii on voit que ni bokk affecté na yaa ngi xam ay achiko yi nekk fii supporters yi stade yi vraiment ça nous manque beaucoup. xam nga loolu neexul métti trop wéetal ñu tamit ba pare bruit amul dara amul gañe nekk di jibile ci biir koñ yi léegi loolu yëpp amatul di peinture di def ay bandoo lépp ren loolu yëpp amul. ñàkk koo teewee tax na ba ñu ut yeneen ci ay mbir yu ñuy def ngir mën di gisee. léegi ñun que ni voilà quoi parfois ñu dem defi footing dawi mais selon li nga xam te ne liiwuñu ko suñu activité la parfois ñu jouer ay PlayStation noonu nekk si yeneen affaire quoi pour may génn am benn gagne temps quoi pour juste bañ a laisser noonu sédentaire. toog rek dugg ci net bi di connecté amoo dara loo mën a def pour xam yi. lu ci mënti am tàmbaliwu championnat européen yi ñëw na si waxtu wu leen gënal lool. même fekkee mënuñu ko pratiquer parce que tamit fii dañ ko fi tere ñoo ngi am ma xool Bundesliga commencé na Liga ak Ligue 1 yëpp commencé nañ parfois dinañ si mën di xool genre au moins di mën a amaat benn passion bi quoi di ñëwaat daal di renaître. ren kenn gisul xumbute ci stade yi rawatina ci quartier yi mu di bu njëkk ndaw yu bëri yoo nga xamante ni dañuy dund football dinañu amal seen ay vacances te nawetaan bu ci bokk. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi day wax ci wàllu nag sorel njur ak politique planification familiale bi Sénégal di def jëfandiku jumtuwaay ci jigéen yi ñu gis na nag tax na mën na tax wàllu ndeete gi rawatina tout tànk yi mu daal di dettu gannaaw waaye itam yenn feebar yi ñu daal di ci mucc ba ci sax ëmb yi teel yi ci bés bi ñu jagleel nag wàllu contraception de journée mondiale bi acteurs yi daal di nag fàttali jumtuwaay yooyu ak naka la mën a rek aare nit ki docteur Mariam Dia Ndiaye mooy chef division planification familiale ca direction ministère bu santé ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva. ñu ngi ak docteur Mariam Dia Ndiaye moom mooy chef division planification familiale ca direction de la santé de la mère et de l'enfant tey nag ñuy waxtaanee mbirum contraception docteur njëriñu contraception lan la. li ñuy wax contraception mooy li nga xam ne jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour donc aar jigéen ñi ci nef mu nekk politique bu am solo boo xam ne moom moo nekk ci Sénégal état bi engagé aussi parce que études yu bari montré nañu ni wane nañu ne planification familiale mun na réduire donc ndeete bi nga xam ne mooy nekk ci yaay ak doom te dina aussi aar jigéen ñi ci par exemple
problème grossesse non désirée maanaam grossesse boo xam ne vraiment planifié wuñ ko woon et donc mu nekk loo xam ne lu am solo la kan moo mun a jëfandikoo donc jumtukaay yooyu Sénégal boo leen gisee programme boobu ñuy wax programme planification familiale ñuy wax ni ñoo ko soxal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci buumu sëy te di donc toll ci fukki at ak juróom ba ci pratiquement juróom fukki at yu manqué benn ñooñu mooy cible bi nga xam ne la planification familiale donc te nekk ci buumu sëy laa wax loolu lu am solo la parce que ñooñu lay dañoo seetlu ni ndeete bi dafa donc nekk ci ay taux yu élevé ba nga xam ne fi mu nekk nii ci Sénégal dañ ko choisir comme benn stratégie boo xam ne dina xeex donc ndeete yaay ak doom. alors fii ci Sénégal yan méthode contraceptive la ñuy faral di utiliser. méthode yi nga xam ne moo fi am na méthode yoo xam ne ay jumtukaay yoo xam ne mun na nekk ay doom yu ñu naan mbaa mu nekk ay piqûre mbaa mu nekk donc stérilet comme ni ñuy wax appareil wala en tout cas mu nekk ay méthodes naturelles yoo xam ne soit am na benn kurus boo xam ne par exemple moom la ñuy jëfandikoo nga xam ne chaque jour da nga koy déplacer ba nga xam ne am na ay loo xam ne moo lay wan ni que période bii nga nekk nii période boobu peut-être période bu dangereux la bu ko defee nga mun a aar donc sa bopp par exemple ci loolu donc am na aussi méthode yi nga xam ne liñ lay wax méthode naturelle toujours yoo xam ne température bi par exemple boo koy jël tout le temps di nga ci mun a am ay mandarga yoo xam ne dina la mun a jàppale pour nga mun a donc xam naka ngay def. taux de prévalence bi fan la toll. fi ñu toll ci donc politique boobu ci Sénégal li ñu mën a wax mooy Sénégal daal ak naataangoowam yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen réewu Afrique de l'Ouest francophone ñu nekk ay juróom-ñeenti dëkk ma mun ci wax yenn dëkk yi rek comme Mali comme Guinée comme Mauritanie comme Togo Bénin Niger ñooñu ñëpp donc dañu engagé wu woon topp seen naataango yi nekk ci yeneen réew bitim réew yi pour wax ni donc dañuy engagé wu ci politique boobu ba nga xam ne donc ci Sénégal en tout cas ñun dañu waxoon ni sunu taux de prévalence bi nga xam ne mi ngi woon ci fukk ak ñaar nañ ko jéem a yëkkati ba ñaar fukk ak juróom ñaar ci 2015 passé na ba pare mais aussi ñu yóbbu ko ci 2020 bi ñu nekk par exemple taux boobu nekk 45% maanaam juróom fukk yu manqué juróom ci pourcentage mais li ñu mën a jàpp mooy Sénégal ak dëkk yu bari ci Afrique nii góorgóorlu nañu ba seen taux boobu nga xam ne dafa tuuti woon dem nañu ba doubler ko donc muy lu am solo tey jii parce que suñ koy natt tey ci 2019 enquête kii nu ñu koy waxee encore EDS bi nga xam ne moom la ñuy def chaque année pour natt liggéey bi fan la toll donc EDS boobu wane na ni que Sénégal mi ngi ci ñaar fukk ak juróom tegal tuuti. léegi beneen aspect bi ma bëggoon wax aussi mooy lan mooy méfait yi nag moom du ma wax sax ni ay méfait la parce que je pense que le fait que nga xam ne mi ngi aar moytu nef booy aar sa bopp ci nef c'est parce que wërgu yaram bi lañu fiy ut. donc képp kuy jël garab nag même aspirine sax dafa am effet bu ñuy wax effet indésirable. te loolu mun naa wax ni loolu vraiment mënuñu ko jàpp ci loo xam ne lu garaaw la puisque boo amee effet yooyu da ngay dem ci structure yi et puis koo ci fekk ci ñiy faj bu xamee lan moo lay metti dina la defal garab bi nga xam ne moo koy aar. ñu nekkoon ak docteur Marième Diandiaye moom mooy chef de la division planification familiale ca direction de la santé de la mère et de l'enfant. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs.
La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen di may li si yéenekaay yi Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et Frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse.
El Hadj Malick Ndiaye. dal leen ak jàmm mbirum suuxu bateau le Joola ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéene kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom dañoo def taxaw seetlu ci li nga xam ne kat mooy fukki at ak juróom-ñett yi nga xam ne suuxu bateau le Joola am na ko di fàttali kat ne bateau boobu nag mu ngi suuxoon ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2002 ci bateau boo xam ne kat dafa yeboon Ziguinchor ngir ñëw fii ci Dakar ci la suuxoon nag fële nga xamoo nekk ci waaxu Gambie lu toll ci rek junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ñetti nit ñoo ci ñàkkoon seen bakkan di loo xam ne kat ba léegi àdduna kenn dootu ko fàtteeti ci wàllu jéye ji nga xam ne kat moo amoon ci wàllu ndox mi suñu naataango yi di ñu fësal ne bateau bi moom benn moteur rek la amoon waaye amuloon li nga xam ne kat moo nekk wàllu manifeste moo tax sax nag ngir rek ràññee ñi nga xam ne kat ñu suux nekkoon loo xam ne kat jafe-jafe la suñu naataango yi ki les éco ñoom daf taxaw seetlu ci li nga xam ne kat moom mooy bëgg-bëgg ko ñi nga xam ne kat la seen njaboot suux ci bateau le Joola maanaam nag yoon ñu daal di koy topp loolu nag ba léegi mujjul antu ndaxte kat dossier bi dañ ko classé sans suite ñu ko def nag moo nekk nguuru Sénégal loolu moo tax sax ba ñi nga xam ne kat ñoom la seen ay mbokk loolu ci bateau le Joola ñu mer bay futtu ndaxte liñ bëggoon rek mooy ñu dal bu baax a baax ci ñi nga xam ne kat ñoom seen loxo dugg na ci suuxu bateau le Joola googu noonu fukki at ak juróom-ñett bi nga xam ne bateau bi suux na ba léegi nag askanu Sénégal jàngatuñu dara ndaxte kat yëf yi na meloon la gën a mel ba léegi rawatina ci wàllu dem bi dikk bi nga xam ne kat gis nañ surcharge yi dafay faral di bëri ci li nga xam ne kat mooy wàllu dem bek dikk bi ba léegi noonu waaye nag am na jéego yoo xam ne def nañ ko fa li nga xam ne kat moom nekk ca port ndaxte kat ngir seen kéemtulaay kàttan loolu ba tey jëm nag ci wàllu sécurité ci wàllu dem bek dikk bi Vox Populi di bind ne bateau le Joola moom ba léegi rek ndeysaan kenn fàtteegu ko sénégalais ñoom di jooy ba léegi ñu suux ci bateau le Joola la tribune moo ko fasal ci xëttam mu njëkk critique du bind ne ba léegi rek xamaguñ kan moo ko def suñu naataango rek ci lii quotidien di fësal ne ren ji nag magal gi ñu magal fukki at ak juróom-ñett yi nga xam ne suuxalu bateau Joola am na ko nag dafay tombé contexte boo xam ne bu doy waar la ndaxte kat njiitu réew mi waxoon na ci conseil des ministres bi nga xam ne bu mujj la ne kat dafa bëgg rek maanaam ñu gën a jàppalante ñi nga xam ne que ñoom la seen mbokk suux ci bateau le Joola moo tax sax mu bëggoon nag ñu baral li nga xam ne moom moo nekk nag intensifier lu jëm nag ci édification Ziguinchor def ko mémorial jagleele ko ñi nga xam ne que ñoom la seen mbokk suux ci bateau le Joola naataango rek ci les écoles di bind ne njabootu ñi suux ci bateau le Joola seen bëgg-bëgg leen rek la ñu topp yëf ci wàllu yoon waaye tamit ñu génne bateau le Joola yéeni kay tamit del si wàll ci liggéey bi nga xam ne ko amal ca waaxu aan yi suñu naataango rek ci la Soleil di fësal ne démb nag lañ door liggéey ki ko door moo nekk ministre Serigne Mbaye Thiam mi dénk wàllu ndox mi ak tamit wàllu assainissement ñu jàpp ne dugal nañ ci koppar toll ci rek 93 milliards waaye 73 milliards dañ ko def nag ngir wàllu liggéey boobu noonu buñ ci noppee nag BDAN moom dina nekk BDAN boo xam ne kat bu méngoog jamono la mel na mu meloon ci wàllu rafetaay yéeni kaay bi di Les Échos di fësal ne am na juróom-ñeenti communes yoo xam ne kat projet bi daf leen laal moo tax sax ñoom yëkkati ay jàmbat yooyu bokk na ci nag ñu gis seen bopp ci li nga xam ne kat moom nekk wàllu projet boobu noonu moo tax ba maire Mbao mi nga xam ne kat na ay cadre démb nag wax ne askan wi kat liñ bëgg moom mooy gis ci seen bopp waaye dañu am jaaxle dañuy ragal rek maanaam liggéey bi nag tax ba ndox mi rek daal di nangu seen dëkkuwaay yi di loo xam ne kat Serigne Mbaye Thiam indi na ci ay leeral nee na kat liggéey bi dina jeex fii ak ñetti at loolu Libération moo ko fësal ci xëttam mu njëkk magal atum 2020 yéeni kaay bi La Tribune di fësal ne Macky Sall ñu ko xaar ci Touba ci week-end bii nii moom kat dina ànd ak soxnaam Marième Faye Sall suñu naataango di fësal ne am na lu fay xaar kii di Macky Sall bokk na ci nag li nga xam ne kat moom la fa diggee woon bokk na ci wàllu courant bi assainissement ak tamit wàllu defaraat tali yi laata loolu nag kii di jëwriñ ñoom di Abdou Karim Fofana moom mu ngay defal liggéey bi am solo fële ci Touba ci li nga xam ne kat moom moo jëm nag ci waajal màggalu Touba googu noonu loolu 24 heures moo ko fësal ci xëttam mu njëkk suñu naataango di bind ne moo tax sax Serigne Mountakha Bassirou Mbacké général kulu murid jox nag joxe masque yi ñi nga xam ne kat ñoo nekk Baye Fall yi Sud Quotidien dañu desiwaat ci wàllu njàng mi nee nañ kat fi mu toll nii bourse nag nekk na loo xam ne kat lu jafe la ndaxte kat wàllu Covid bi nga xam ne am na waaye bag bi nga xam ne am na ci weeru septembre bi ñu nekk nii di loo xam ne kat boo deful nag dinañ ay jafe-jafe ci étudiants yi nga xam ne kat ñoo am bourse ci waxtaan yoo xam ne seq na ko suñu naataangoo yi kii directeur des bourses di Khalifa Gueye dalal xel yi nee na kat nguuru Sénégal jël na ay matuwaayam yëpp su ko defee rek yombal ñi nga xam ne étudiants yi bëgg a dem bi ñu daal di fay dem ci jàmm ak salaam di fësal ne am na téeméer nit ak ñaar fukk juróom yoo xam ne kat am nañ bourse ngir dem jàngi fële ci bitim réew wàllu tàggat yaram suñu naataangoo yi di sar dañu dellusiwaat ci séminaire bi nga xam ne waroon nañ ko amal rek ngir rek dooraat liy jëm ci wàllu activité sportive yi loolu kat dañ ko dàq ba benn fan ci weeru octobre dañ ko jàpp na ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer yi ñu nekk nii li tax ñu dàq ko nag moo naam dafa war a amal nag conseil présidentiel sur la relance de l'économie loolu nag Macky Sall mu ko war a amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre bi ñu nekk nii waa stade tamit del si waat ak ñun ci li nga xam ne kat mooy jogante xarito yi Sénégal war a amal digganteem ak Maroc ak tamit digganteem ak Mauritanie di samp ab laaj ndax dañoo war a oo Youssouf Badji ak tamit kii di Ibrahima Niane di laaj boo xam ne kat maanaam xel mën na koo nag ndaxte kat ci waxtu boo xam ne dañoo nekk ci wàllu pandémie waaye tamit suñu cadre offensif yëpp nag maanaam yëngatooguñ ñoom ñu samp benn laaj muy Ibrahima Niane Youssouf Badji ku ci nekk nag yaa ngi wane lu am solo ak sa club moo tax sax ñu jàpp ne war nañu mën a convoquer ci équipe nationale bi jëm na ci jogante xarito yi nga xam ne Sénégal war na ko amal digganteem ak Maroc waaye tamit digganteem ak Mauritanie suñu naataa nga jox kàddu ay techniciens locaux Ibou Diouf coach bu Saloum nekkat ñoom war nañ leen a oo Cheikh Gueye mi tàggat Stade de Mbour nekkat ñoom maanaam def nañ jéego yu rëy ni ko buteur yi defee Malick Diop coach U17 nee na kat wane nañ ne kat ñoom ñu ngi def progression mbokk yi jaa ngeen jëf ba beneen incha allahu rabbi. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex
ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi ci sànno moo mën ci xew seen boisson punch moo leen doon may lii ci yéenekaay yi. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar seen ndoxu waalo moo leen doon may li si yéenekaay yi. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen doon may seen revue de presse. Adama Ndione. mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci jotaayu xibaaru diggu bëccëg gi
rédaction bi ci xibaar yi ci yaatal xibaaru tàkkusaan si lay dellu si waat juróomi waxtu ak juróom benn waxtu ñaari waxtu xibaar yi ci tënk buñ ca noppee bàyyi leen ak programme seen rajo seen émission musique démb jaajëfal bu baax a baax Papa Abdoulaye Dieye bi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mbokki xaritu ñuy déglu gërëm nañu leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm